seen revue de presse. simila waaye Macky Sall mi ne est-ce que am nañu koy xelal looloo jar a laaj. termine yéene kaay ne xoolal ma jafe-jafe yi nga xam ni kon moom sénégalais yi dund ci wàllum koom-koom ni la difficulté économique ya waaw yu doy waar ak bor bi nga xam ne nag maanaam dañoo yenoo bor ba maar di taali. Macky Sall amul dara lu mu def lu dul dem di jënd ab avion roppalaan bu bees tàq ci lu ëpp juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards. la ilaha illallah 59 milliards nag laa la wax waaw te ñoom waa gouvernement boobee la ñuy xam ne daal mooy roppalaan ki fi nekk de avion bi présidentiel Pointe Sarène daa màgget porte-parole gouvernement bi Omar Gueye ci boppam moo ko xamle ne président Macky Sall day fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet waaw dala dalloo roppalaan gu bees Airbus A320 Neo Ultra 9 bu bees tax te moo ni roppalaan gi nga xam ne dañ naan daa màgget day waaw weerug novembre 2010 la ñu ko jëndoon laa la wax weerug mars 2011 la commencé naaw moo taxit coow la door na de coow la commencé na de waaw parce que barki démb boo njaay ca Paris day waaw président Macky Sall ci boppam mi ngi doon jàmbat ay bor yoo xam ne kon dañu koo amee ñu mbitti lool moom Macky Sall nag di sàkku ci tubaab yooyee ñu daal di niilal baal ñu bor yo ak intérêt yu rëy fay bi tamit yàgg lool yéeni kaay dee média gi ne waaye Omar Gueye day waaw nee na gis nga roppalaan gi nga xam ne kon dafa màgget waaw daanaka ñaar fukki atu yàllaa ngi ni lée ba muy daw ak tey dépense yi ciy def bëri na kérosène essence ba bëri na frais technique ya bëri na fa muy gaare bëri na looloo tax na ñu ne dañuy jaay kon avion bi lée waaw terminé yéene kaay ne waaye Omar Gueye day am na lu mu fàtte de est-ce que fàtte la parce que Omar Gueye benn waxul ñaata la ñuy jaayee kon avion bu màgget ba ñaar Omar Gueye nee na avion bu bees fi lée dañu koy dogotee ne ma moratoire buñ joxee lii waaye buñ koy jël nag day fekk mu mat Omar Gueye waxul ba léegi ni lée ñaata la Sénégal di joxe échéance bu ne boobay ñaar ñett Omar Gueye day fàtte naa wax ba xam bind nañu lettre assemblée nationale ñeent Omar Gueye day lan moo tax ba avion bu bees fi lée waxul njëg la parce que nee na avion bi alalu militaire la te xam nga ne nag wàllum soldat àndul ak wax secret défense waay Samba direct news de njëgal avion bu bees fi lée lan moo tax gars yi waxuñu ko ñoo ko day am dañ ko fàtte le quotidien yéene kaay ne Omar Gueye day nee na mbirum soldat la àndul ak wax secret défense waay Samba Cheikh Omar Sy ancien député ci direct news waaw nee na waa man damay laaj kañ la ñu jël kon alalu askan wi jëndee ko avion te naan secret défense ba loolu xanaa lu bees la alalu askan wi ci boppam nga ne doo ko leeral ndax mbirum militaire la yaa bi mbag satala kurus l'observateur ne gis nga roppalaan ko bees gi waaw xaalis ba ca ministère uk armée lañ ko jëlee ca budget ba dégg nga de Macky Sall daal boo bëggee dégg dëgg mooy commandant ma nga ca bopp roppalaan nga say baani sugu ci 24 heures waaw nee na gis nga Macky Sall daal boo leen bëggee dégg dëgg day bànneexu maam day bànneexu waaye Macky day bànneexu ak alalu askan wi de da koy fooye de dëgg la critique yéene kaay ne Macky Sall kay faratewu askan wi ci boppam kon le tiim di naaw roppalaan ngay naaw parce que yow ca jamono joo xam ni kon réew maa ngi nii lee torox sonn ba maari day daal nit ñaa ngi souffrir waxuma laak nag bor bii nga xam ni kon dañu ko yenu ba ci suñu loos sénégalais nekk ci am ndóol goo xam ni ñàkk ba maari day daal yow ca jamono joojee ngeen indi train express régional di TER def ci ay milliards te train ba léegi ni le dawul laa la wax ñu ne déet ni waay Macky Sall nga ne yaay booyoo dem nga jëndati nag ab roppalaan di ab avion ay milliards waa lii lan la dama ne la ay noonam de ay opposant day amati nañ basi wala dugub duñ soq laa la wax amati nañ luñ soq de Abdoul Mbaye ci l'observateur nee na man day awma lu ma wax ci avion bu bees fi lée Macky Sall jënd Abdoul Mbaye ci tribune yéene kaay ne lan laay wax yow Macky Sall mi nga xam ne barki dee moo ñaa ca Paris ma ngay jàmbat ak naan nañ leen niilal bor bu bëri bi nga xam ne kon nañu koo yor ñu ñëw tey ñu ne ma ngay jënd ab avion waaye dama ne Sénégal lii natu yàlla la waaye lii natu la source aané te mbir mi nag am na lees waxul de ndekete avion bi lée depuis 2018 la ñu defoon commande bi laa la wax cay waaye nguur parce que tribune yéene kaay nee na gis nga Abdoulaye Wade ba mu fi jëndee avion Nicolas Sarkozy day waaw Ibrahima Sène bu PIT da koo naqarlu Hélène Tine ca jamono ma nga woon AFP da koo naqarlu Abdou Latif Coulibaly mi ne day da koo naqarlu te doon wax ne farata gaa nga feneen laa la wax te gis nga avion bi ñu naan dafa màgget waaw mais moo remplacé Pointe Sangomar wi nga xam ne Léopold Sédar Senghor ca la nekkoon 1981 ba Abdou Diouf ñoo fekk ko fi kon 2000 ba Abdoulaye Wade ci boppam kon jëfandikoo na avion boobee waa kon ana màgget moo tax te jamono jooje la te moo yéene kaay nee na ngir jëlee fi nag wàllum góor jigéen yi lée waaw askan wi ci boppam kon wàcc nañu ci mbedd mi kurus yàgg yëpp a génn de Ndakaaru njaay jël joob ak ci biir région yi laa la wax Sud Quotidien ngir xeex ak wàllu góor jigéen yooyee waaw waa mbedd mi day
day nee nañ du ci dal de Ndakaaru njaay jël joob Thiès Mbuur Sédhiou ak yeneeni gox waaw nee nañ ko fi def wàllu góor jigéen nañ la rey nañ leen ko criminaliser ñëw furoo ba juddu na imaam yaa nga ca kilifa diine jàngalekat yi ak politiciens sénégalais bii di dem lambda Serigne Mountakha Mbacké day xalif général murid yëpp dinay signé pétition bi nga xam ne ànd sàmm ji koy moo yor kay ga ngir jëlee fi góor jigéen yi rek waaw Le Soleil yéene kaay na jamono jooje Macky Sall ma ngay waajal am tournée ca Kaffrine ak ca Kédougou gale 29 mai 1er juin la évidence yéene kaay na ñaa àndoon ak moom ba dara nekkul dara réunion nañ dimanche de ña ngay waajal élection locale ya de yéene kaay gi ne waa kër Ahmadou Ba ministre woon économie et finance ñoom it ña ngay waajal élection locale yi parce que nee nañ Amadou Ba candidat lay nekk ci maire Ndakaaru njaay jël jóg lée par force maire par force te nag nañ jàpp ne la woon ni ne Amadou Ba daal léegi ku ko sambañ ñu saañ la ko laa la wax defante maa la ko wax te ñoom ñi ànd ak Amadou Ba nag ñu ngi woo président Macky Sall mi lée ngir mu jiital seen waa ji laa la wax di Amadou Ba maire bu Ndakaaru Souleymane Ndiaye day secrétaire général SDD nee na fii ci diwaanu Casamance day amul benn élection buñ fii teg te Macky Sall du ko gagné yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne waaye ca Casamance koo gee di ñëw na waa M2D opposition bi seen ndaje ma rëy na de mobilisé nañu de laaste maire Louga di Moustapha Diop day jug na de rappel des troupes woote na de maire Louga woote na de Moustapha Diop woote na terminé yéene kaay ne mouvement banlieue avenir ñoom Boubacar Bala waaw yëkkati nañ lu mel ni xamee Alioune Sall mi lee naan nañ leen jël yenn ci ay pàcc ci Pikine te dugal ko fii ci biir Guédiawaye ñoom Boubacar Ba waa Pikine nee nañu Alioune Sall yow demal jël Cambérène ak Parcelles dugal ko ci biir Guédiawaye looloo gën a yenu maanaa laa la wax te président Macky Sall nag bëgg nañ nga wax ak sa rakk ji di Aliou Sall le témoin yéene kaay ne su ko sim day ab politique environnementale day ña nga ca ngir la fay génnee noo ne du lor askan wo ci li ñuy nooyeeg yooyu waaw laast président Mali ba day ak premier ministre am teg nañ leen loxo coup d'état ci biir coup d'état la ilaha illallah Dakar Times c'est que armée bu Mali ci boppam tegaat leen ci siraatal mustaqim du nekk lu yomb de déedéet waaye ñun tam suñu armée bi lée tës am na ca de libération yi ne kaa ne trafic drogue waaw juróom fukki kilo ci yamba la ñu jëlee ci ñaari militaire la ilaha illallah caporal chef Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye ak soldat première classe bi lée di Macky yu jaxate loxo ci poste lañ leen jàpp ca ñaning de gendarme yi ñoo def lu ni mel defeere nañ leen waaye yow soldat yi war a ramas yamba bu dee ñoom lañ fekk ca ñoom yamba pour réew mi jëm ak suñu alal ji de du tax ñu fàtte pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën ne la alaaji tëjal seen bi di bandaw bu premier ministre Mokhtar Ouane ak bu ministre de la défense ay waxtu rek ginnaaw bu ñu proclamé gouvernement bu yees bi lu ñu mel nag mu ngi am lu ëpp une semaine ginnaaw bi ñu reconduire Mokhtar Ouane si poste su premier ministre mu di gouvernement boo xamante ne sax tey jile lañ ko jot a dévoilé waat ki nga xamante ne rek moo ko fësal di Kalidou Doumbouya moom mi nga xamante ne mooy secrétaire général à la présidence ginnaaw rek ay spéculation yu bëri yoo xamante ne rek amoon na fan yi ci rek xarkaw na mu gouvernement boobu nga xamante ne ñu ngi koy xaar boobu ak léegi premier ministre Mokhtar Ouane nag la ñu jotoon rek reconduire ci postam ngir mu jiite benn équipe boo xamante ne am na ñaar fukk ak juróomi membre yoo xamante ne bokk na si juróomi jigéen am na itam ay ministres yu bëri yoo xamante ne jot nañ leen reconduire bokk na ci ay militaires yu bëri colonel major Ismaïla Wagué mi nga xamante ne moo yàgg nekk principale figure médiatique bu putschiste yi nga xamante ne sax ñoo dootoon a def coup d'état bi ci Ibrahima Boubacar Keïta moom itam conservé woon na portefeuille de réconciliation nationale bi waaye itam Abdoulaye Maïga mi nga xamante ne mu ngi desoon ci boppu ministère bi yore lépp lu jëm ci wàllum administration territoriale ak décentralisation. Safiatou Ba jamono ji ña nga xam ne teg ñu leen loxo takk der ñu ngi leen dajale sa kat yi mu mel ni it ak tekkaaral amandi na kon sa réew ma bu ñu sukkandikoo ci Mouhamadou Touré moom mooy rédacteur en chef bu studio Damanis Bamako ñu teewlu ay kàddoom. Au Mali, alors à ce stade par rapport à la situation au Mali, le président de la voilà fi ñu toll nii président bi premier ministre bi ñu ngi kat yi ay militaires ñoo leen yóbbu foofu information bi ñenn ñuy liggéey ci primature bi ñoo ñu ko confirmé leneen lu ñu mën a wax mooy am na ñuy wax ci réseaux sociaux yi dinaan ni contre coup d'état la waaye amuñu benn information confirmée officielle ci lii di leen rappeler tamit ne dinaan ni nouveau gouvernement de transition bi formé nañu ko waaye am na ñenn ñuy naan ni 25 membres yi militaires yi dañu mere parce que dañuy naan ni amuñu place yi ñu bëggoon ci biir gouvernement bi donc loolu lañ mën a wax pour le moment donc 4 militaires alors voilà la situation en ce moment.
mu mel ni kon sig tënk jàpp leen ne soxal nag coup d'état boobee sa réewum Mali communauté internationale bi El Hadj Mouhamadou Mansour ñoom ñu ngi koy ñaawlu ndax ni ki démb ci rek ab bataaxal bu ñu génn ci ngoon gi comité local de suivi bi yor wàllum transition bi bokk na ca CEDEAO Union africaine mission bi ñu tënk ci MINUSMA foofee ca Mali ñoom nag ci bataaxal bi ñu ngay ñaawlu jëf ju ni mel ba noppi ñu gis ne faw nag ñu def seen kéem kattan ba jàmm dellu si foofee ca réew ma nanu tegee loxo njiitu réew ma di Bandaw maanu jëruñam di Mokhtar Wane organisation yi nag ñu ngay exiger ñu bàyyi ñu ni mel bu ñu sukkandikoo ci seen bataaxal bi El Hadj Mouhamadou Mansour gannaaw ba mu la nuyoo ba maa ngi lay nuyu bu baax maam maa ngi lay ziar di ziar waa plateau bi mais damay laaj Mali est-ce que soldats yi wala armée bi est-ce que jàmm moo leen neex xëy na parce que da ngay sax jaaxle ci Bandaw bi mu fa toogee yàggul mais ubbi woon na benn yoon boo xam ni mooy seule solution pour fitna bi jeex fa fii ca Mali parce que bi mu ñëwee xam na ni amuñu doole ci côté armement amuñu doole ci dispositif ak logistique yoo xam ne mën nañu jàkkaarloo ak séparatiste ya fa nekk muy ñii waa Touareg fii waa Akmi fii bari na ay banqaas li koy firndeel Tchad mu ëpp doole fuuf Mali gis nga sax intervention bi am solo bi mu defoon ci Mali mais gis nga ci wàllu xëccoo fippukat yooyu gis nga li mu indi comme musiba ci Tchad. waa Burkina Faso ñu ngi bëgg a dee waa Niger la même chose Nigéria gi ëpp doole ñu ngi souffrir Mali bi mu ñëwee xam ne loolu lu ko ci génne Bandaw stratégie bi mu indi mooy fexe et loolu moo jaadu. même bu fekkoontoon amul rébellion loolu moo jaadu muy li réew mi moom naka waa réew mi bokk. ci wàllu poste ci wàllu nomination nangam mu indi benn gâteau boo xam ni ñëpp dañ ciy bokk mu yaatal ko. et gis nga yëf yi ni mu wàññee ko woon fitna ji ni mu wàññee ko woon ci Mali. donc loolu solution la boo xamante ni bii tey bu ko soldats yi bañee question bi ñuy laaj mooy ana ñan ñoo nekk ci ginnaaw fitna ji nekk ci Mali. parce que bu soldats yi dee néew doole du ñu gis ñu doole leen xanaa waa MISMA. ak français yi xëy na. mais tey bu ñu demee ba ñu indi ba ñu bëgg a indi politique boo xam ne mun na jeexal fitna ji mu nekk réew mi ñëpp di bokk ñu mayaat armée bi doole ñu amaat fit jàppaat ka fa nekkoon. coup d'état nañu Moussa Traoré maa ngi dégg sànq Siré di ko wax. Amadou Toumani Touré mi ñu fa dàqe woon nga xam ni moo nekkoon moo jëkk indi solution pratiquement ca Mali bi Moussa Traoré doon bombardé étudiants yi rey fa ay étudiants et cetera 83 ñu koy fàttaliku yàggul. ginnaaw bi Alpha Oumar Konaré téye na réew mi ci wàllu démocratie protégé nañu ko waaye xëy na fi mu mujjee tey est-ce que du ñooñu ñoo fa tegoon bien protégé IBK gis ngeen fi mu mujjee donc Mali. gisaguma ku fa gën Bandaw à part Alpha Konaré ci indi woon fa solution pour jeexal fi ji malheureusement. gis nañu mu demee. ayca Siré si dañuy àddu jëmale ci Ousmane Tounkara moom mi nga xam ne mujj nañu ko bàyyi mu delluwaat këram ni ki démb gannaaw ñaari weer yu nga xam ne nii dañu ko tegoon loxo ndax nag ay kàddu ya nga xam ne da ko doon faral di yëkkati nguurug Sénégal doon sàkk ñu jébbal leen ko. mënees nañu wax ne sax ay këyitam yàggatul dara ay bés bi ñu dëgmal daañu ko jox lépp nag mu mat sëkk bu ñu sukkandikoo ci Mohamedou Seydi sunu ndaw la ñu nekk aux États-Unis. ñu convoqué ko depuis le 9 mars 2021 Ousmane Tounkara ñu ñuy xamal ne lundi 24 mai 2021 ci 8h45 la génn àgg ci ay këram ay wetu 10h heure New York ñu fàttali ni jamono jooju dafa jotoon convocation bu jóge ci Homeland Security te agent bi ko fa woowoon téye ko turam moo doon James Debowa ci ay kàddu monsieur Tounkara ci entretien bi mu amoon ak moom jamono jooju kenn jël siw ko moo jóg doxal boppam ba àgg fa agent bi xamal ko ni beau frère am di consul fii ci Amérique monsieur El Hadj Ndaw moo noppi woon di plaindre ci ay mbiram jiñ ko terroriste waaye it di laajte protection segam nag jamono jooju ay kayitam matul woon ci ay kàddu ba tey monsieur Tounkara agent boobee mujj ko téye traduire ko service immigration yi ci fin avril le 27 exactement ci beneen jokko bi ma jokkoog monsieur Thierno Ndiaye di chef comité de soutien de la diaspora lu ëpp benn junni lettre la ko sénégalais yi bindal ñu jébal ko juge bi jaarale ko ci avocat am gannaaw ñaari weer ak ñaar fukk ak juróomi fan monsieur Tounkara dellu na finalement ci këram ñu xam ne ni semaine prochaine sax la nar a jot nationalité américaine am directement waaye ñuy fàttali lenn lim ñu dénkoon te mu des ci xelam choqué ko loolu mu di yi kàddu li ma mujjee jot jógee ci nitu régime daf ma ne ndax sa yaay bu deewoon nii la ma ko waxee daf ma ne ndax sa yaay bu génnoon àddina di nga ñëw Sénégal pour jaale nii la ma ko waxee waaw ma ne ko luy loolu mu ne ma exactement li nga dégg parce que xam nga ñun mënuñoo jot ci yow xëy na waaye mën nañoo jot ci say waajur. Siré si li ñuy wax tout est bien qui finit bien. mu dinaa jeex donc dina jot ay kayitam mu reste États-Unis. waaye alhamdulilah parce que sëñ Mambay. immigré ku ko dimbiliwul war ko mën a bàyyeek lu mu yor
ak fa mu nekk parce que man nekkoon na ancien immigré. Ah bon. gis nga immigré immigré bu leen xool rek jëmm ji ci moom mais nañu xool ñu àddu ci ginnaawam ñëpp. par exemple kii nii fa mu nekk nii au-delà de sa stricte personne yow boo ko bëggee jëlee foofu yow peut-être que xalaatuloo moom njabootam ak ñi àddu ci moom yëpp ba nga xam ni à partir de fële moom dina am fu mu leen di féete. souvent tamit bu ñuy traité immigré bëggoon naa loolu ñuy jàpp ni au-delà des personnes pris individuellement ñu xalaat espoir bu ñuy symboliser par leur famille. ñëpp xam nañu fii transfert diaspora bi ak yëpp nu muy demee mais ak rôle bi ñu am ci suñu développement économique ak stabilité facteur de stabilité sociale bi ñu am ci suñu famille yi. immigré daal li Youssou Ndour di wax rek laay wax. immigré kontaanul su kontaanee mooy yónnee na njabootam. ndeysaan kuy jooy ku ne kuy joob ku ne. li tax ngay joob ku ne njaboot gi la daal dañ leen di bàyyi xel quoi. jaajëf El Hadj kon mën nañu wax ci avion bi yees bi nga xam ne jënd nañu ko muy roplaan bi nga xam ne moo war a coow lii muy A320 bi nga xam ne moom la ko remplacé moo di A319 moom la ñu jënd yees mu mel ni sax boobu moom ci boppam moom moo màggetoon sabab nag nguurug Sénégal jënd avion bu yees njëkk li ba fii kenn waxagu ko mu mel ni kon nag avion bi dana dikk fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci Ndeye Khady Diouf. Sénégal daal dina jënd avion présidentiel bu bees muy A320 Neo mu war a wutu avion A319 bi nga xamante ne jotoon naa daw te ñu jëndoon ko ci weeru novembre atum 2010 te ci weeru mars atum 2011 ba nëga ni présidence doon ko jëfandikoo bu ñu bàyyee xel bataaxal ba tukkee foofule avion bu yees bi nga xamante ne daal dinañu ko jënd dina kon dakkal visite technique yu bari yu cher yi nga xamante ne avion présidentiel bi da koy def waaye itamit dépense yi nga xam ne dafa soxal louer ay avion ngir président mën a amal ay mission bataaxal bi bawoo présidence di xamle ne ba tey roppalaan bu yàgg boobee di A319 dañu ko rek a fas yéene jaay ginnaaw dinañ jot boo xamante ne ni moom mooy gën a yaxanal wàllub carburant te fay gi ñu koy amalee ci ay pàcc bi ci mujj di bi nga xamante ne war nañ koo def jamono ju ñu jotee roppalaan boobee te app bi ñu ngi ko jàpp kon ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu dëtmal. El Hadj de député du peuple mel ni kon avion bu njëkk ba ñu njëkkoon am la ñu wax ne kon dafa màgget ñu daal di ut bu yees 16 juillet lay ñëw noo gisee lu ni mel. man daal maam gis nga yëf ku am lu màgget sa ñu ut lu bees wala. non fi réew mi toll kay laay laaj. ndax yitte woon nañu ko. xam nga bi fi njiit réew mi ne dégg naa seen jàmbat. ak léegi daa yàggul ça fait juste ay 2 mois. dégg naa seen jàmbat mooy da ngeen war a liggéey. da ngeen war a lekk da ngeen war a naan. doo nekk bu am solo. da ngeen war a def nii da ngeen war a def nii ak tey fi réew mi toll ñuy proposer xale yi ay liggéey CDD yu 2 ans. ak ay salaires yoo xamante ni bii gis ngeen conférence de presse gouvernement bi semaine bi passé ci njeexitalu semaine bi ministre de l'emploi ministre de la jeunesse ak porte-parole du gouvernement. nga xam ni li ñu proposer xale yi ci façon liggéey yi ñu leen di jox ay reboisement jëmbat garab. ay teg ay pavage liggéey yu maire yi nga def ci benn pompe ci recruter ci 50,000 jeunes. te yàlla xam na ni daanaka mbëllee la. parce que état bu ñu ne ba dooleem néew ci wàllu tabax ndaw ëllëg mu leen di wutal ay liggéeyu CDD nga xam ni daanaka ndaw ñu ngi koy wutal bu ñu amee xel xam ni mbëllee la safaanu wala volontariat bu Abdou Diouf ku bëgg njàng bu baax nga jël ay xale naan leen da ngeen di volonté wu kon nangoo ñëw jàng si système volontariat ba mu fi duggee ba léegi mënatu fee génn te gis nga li mu yàq ci Sénégal li mu fi indi ci ay conséquences yooyu boo ko dajalee après bon jënd avion bu bees bu ñu mën ta wax somba parce que ku ne xam nga ni roppalaan dafa cher bi fi nekkoon dafa màgget. bon duñu technicien ci wàllu aéronautique mais xaw na reetaan lu tuuti. xaw na reetaan lu laata ñu koy commenté si dañuy déglu économiste bi di Maysa Babou la mu xam le moo di jamono ji nga xam ne moom la ñu ko jëndee du waxtu wi jamono ji nga xam ne ñu ngi toll ci utum xëy ñu teew lay kàddoom ba noppi. jënd moom dafa bari na ci jamono joo xam ne ni xëy na Sénégal tey trésor public bi dafa xaw a soxe ba nga xam ne entrepreneur mënuñ leen a fay kon xëy na foofu mën nañ fi taxaw am na koo xam ne aussi day taxaw ne la honneur Sénégal jarut ñu jëndal sunu président avion waaw ñu mën leen ko nangul aussi am na critique yi mën nañ ko teg ci ñaari bor yi trésor nag fekkente ne dañu sonn ba dem ci biti réew naan dimbale leen ñi ci bor bi dimbale leen ñi ci bor bi nga wëlbatiku dégg ñoom ñuy def dépense yoo xam ne léegi tey sax tukki yeeg yëpp commencé waat ci biir réew mi muy ay campagne déguisée yoo xam ne nii xaaj bare lañ ci def xëy na ñoom am na lu ñu denc pour ñoom seen bopp wante askan bi su yuuxu ndox ak wala muy yuuxu leneen ñoom loolu moom foo ñu génne 60 milliards def ko ci ndax mën na la jënd lu bare
jënd naam kenn mënu koo bañ waaye nañ xool waxtu wa ñu ko war a mën a jënde moom économiste bi noonu la gisee. waaw absolument parce que soo nekkee njiit bu mel ni comme président de la République à chaque fois ngay jël décision publique relative à un achat booy dem di jënd war nga mën a combiner ñeenti éléments yi. Est-ce que li ngay jënd c'est nécessaire c'est-à-dire que mënta ñàkk est-ce que li ngay jënd c'est prioritaire ça veut dire que mënatul a xaar est-ce que li ngay jënd c'est opportun est-ce que waxtu ba jot na ak li ngay jënd est-ce que c'est efficace maanaam ci yorinam bi mën nga ko optimiser li économie ci tuddee optimisation bu dee ci principe nécessaire oui c'était nécessaire xam nga lu tax parce que avion bi ñu njëkkoon a am avion boobu 20 ans mooy durée de vie bi avion bi ñu ngi ko defaroon 2001 donc 2021 donc durée de vie avion boobu amortir nañ ko d'ailleurs sax ñu ngi ñuy wax ni avion boobu dañ ko jëndoon occasion xam nga par exemple ñun africain rawatina sénégalais dañoo ñemee lool occasion ba tax na sama cousin séeréer yi ñoom dimbale ak ñoom ngóor njéegaan bu ñu seen caleçon sax occasion lañ koy jëndee donc le fait que ñu réfléchir dem di jëndi lu bees déjà c'est nag d'autant plus que avion bu xasee ba commencé dugg ci cycle mag yi mooy oto rek bu amee ay problème la nga ciy frais nga demaat jënd lu bees donc ci côté ambition boobu amoon na nécessaire ñu dawal priorité bon loolu pour nga mën ko juger actuellement ni président dès lors que moom dafay faral di bouger léeg-léeg donc am na benn priorité boo xam ne war na mën a am avion boo xam ne heure bu soxla même bu dee en urgence ou en temps simple mu mën a jël avion dem donc loolu non bi fi nekkoon commencé woon na màgget ça veut dire que moom dañu doon entretien xam nga avion bi 20 ans la waroon def moom def na durée de vie donc léegi moom dañ coût entretien bi demoon na benn instant boo xam ni nga bàyyi loolu dem jaay ko am loo ci jël comp ci leneen jënd bu bees tax d'autant plus que avion yu bees yi dafa lay technologie yi ñu am ce qu'on appelle les technologies embarquées dafa lay permettre doo consommer lu bari dafa lay permettre aussi de niveau de sécurité moo kii bi donc dans l'acte mun na yow beneen bi mooy opportunité mais opportunité boobu dafay fekk yow ci ban camp bi nga féete ça veut dire que yow tey jii bu dee opposition moom président de la république bu jëndee géej gi Tamba Diang wala bu jëndee yéetu Casamance mais bu ko jëndee 100 francs gars yi dañ naan daa cher mais buñ ko mayee sax danaan buñ ko jël donc loolu dafay des ci kii bi rek mais faneen fi may waxee mooy affaire efficacité est-ce que ñun suñu réew yi ñu toll nii ak niveau de problème yi ñu am nii war nañu am avion présidentiel ou avion à disposition du président xam nga ma jox benn exemple xam nga am nañu Air Sénégal donc dañu est-ce que waru woon jël Air Sénégal bu fekkee président tukkiwul ñu jël avion bi rajouté ko ci flotte Air Sénégal au moins ñu mën a permettre ñu teel ko amortir bu fekkee dafay voyager nag ñu jël ko mise à disposition pour man loolu foofu lay problème mu efficacité bi di ñëwee beneen bi nag moom mooy communication bi foofu pas ñu jaawale l'acte d'achat ak l'exercice de communication mais dans l'exercice de communication ils ont tout faux parce que yow boo demee ba invoquer secret défense du le prix mooy secret défense mais l'acte d'achat sax mooy secret défense deuxièmement aussi mënuloo jënd avion ci xaalisu askan bi te moo doon wax prix yi ci droit loolu nañuy tuddee la rétention dolosie maanaam li gën a am solo ci mbir mi waxoo ko quoi yow da nga ñoo wax car yi daal di nëbb cër li quoi la ci biir mu ngoog kuy boot muy cëkk doo si boole ay gamb loolee dañu koy faral di wax Sénégal boolu jàmbat lu fees del la mu enu ba noppi bor sonal ko terewul muy am xemmemteef naan dafay jënd li nga xam ne moom mooy ab roplaan ndax loolee xel mën na ko nangu njàngatuk Fatou Abdou Ndiaye du ñàkk dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu jëmale ci li nga xam ne moom mooy production jëm ci wàllum anacardier mu di andamaraas gi mu mel ni kon production bi dafa xaw a wàññeeku looloo sabab Sénégal Guinée Bissau ak Gambie amasi ak ndaje waxtaan xool nu ñu koy suqaliwaatee ñu teewlu sa Ibrahima Cissé responsable régional département agriculture bu projet Shelter for Life ay kàddoom ak Abdourahmane Diallo. projet bi dafa gis ne mbayeef bi dafa wàññeeku béykat bi lu muy am dafa wàññeeku te ñun dañu war a liggéey su li koy soxat booy liggéey su li koy soxat nag mënoo dem te nga bàyyi recherche ginnaaw recherche moo nekk si lépp ndax seen gëstu ba am résultat yooyu la ñuy jël jox ko nit ñi ñu mën ko adapté ñu mën am ko lu baax moo tax na ñu ne mën ñu dem te lënkaluñu ak institut de recherche yi fi nekk comme projet bi sous-régional la donc dañuy jël yëpp muy Sénégal Gambie Guinée Bissau ñu def leen benn te beneen bi damay seetlu ne Israël li mu def si wàllu recherche daanaka moom rek ko def si ñetti pays donc li mu def si résultat la ñu bëgg béykat Sénégal ñu jëriñoo si béykat Guinée ñu jëriñoo si béykat Gambie tamit ñu lay jëriñoo si mais aussi ñi xam ne ñooy gëstukat de Guinée ak yu Gambie ñu gën a jëriñu tamit si expérience bu Sénégal.
ñu àddu jëmale ci liggéeykatu këru ndox gi di Sen'Eau ñoom ci boppam tey ji naam dañuy xëy waaye dañuy takk ay morso yu xonq ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel seenub liggéey amul avancement noonee sax la ñu na mu teertoo jëwriñ ju dénk wàllu ndox mi ak assainissement dafay dem seet leen tey ji ñu ànd seex jàngatu ko Mohamed Diop. liggéeykatu Sen'Eau yi société bi ñu dénk liggéey ak séddaleeg ndox mu neex mi fas yéene nañu tàbbi ci bis boo xam ne dañu ciy takk morso bu xonk ñu jàpp ko ci talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai gi ñu jëm di ab bis bu yamook visitu ministre bu ñu dénk wàllum ndox mi ak assainissement di seen ministre Serigne Mbaye Thiam ci siège direction générale bu ANN jëf ji ni mel nag liggéeykat wax nañu ne li ko andi du lenn lu dul la seenu ñàkk bég ginnaaw waxtaan bu jurul benn saafara ju nu am ak seen direction ñoom sax ñu ngi wax ne plan d'action bi daan ko wëyal la su fekkee direction générale bi da leen tànqam lu ba léegi dàq ñu benn yoon wëyal seenu xeex ginnaaw bu ñu tàbbee ci ndaje bu mujj wu ñuy yaakaar saafara ñu war kook dajeek direction bi ñu jàpp ajjuma ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai gi ñu jëm lu ko may ñu ne daañu tàbbi ci ab préavis de grève ngir sumb yeneen xeex ngir ñu mën a saafara seeni jafe-jafe kon mel na ni tukkib ne meeku Serigne Mbaye Thiam bi du yomb benn yoon ci moom ndax ci dolli itam sénégalais yépp di ko xaar ci mu andi ak tontu wu dëgër ci jafe-jafe yi ñuy dund ci ñàkkum ndox mi ci gox-goxaat yu bari ci réew mi. hélas ñàkkum ndox mi ci gox yeex gox-goxaan yi terewul waa Sen'Eau ñoom liggéeykat yi ñu ngay takk morso yu xonq ngir ñoom seen avancement seen métier. day wane rek ñàkk njëriñ gi Sen'Eau ñàkk njëriñ ci Sénégal ndax liggéeykat yi dong ñoo ci desoon askan bi moom dee nañ. askan bi dee nañu ci ñàkk respecté li taxoon ñu jox ko ndoxum Sénégal ndox bu ànd ak qualité ndox mu doy njëggu jàppandi et puis ci signature Sen'Eau bi signature contrat bi day jox ndox mi urbain ak semi urbain. les petites villes comme Ngexox nga xam ni ñëpp dañu abonné woon ci Asifor ba noppi am sa compteur am sa ndox di exploiter Sen'Eau ñëw ñu jox ko gestion ndox ma xamuñu lu ñu ko joxee muy exploiter forage bu dëkk ba di exploiter installation wu dëkk ba noppi ni bu képp ku amoon compteur da nga ñëw defaat beneen abonnement bu bees 14000 francs ak ay papiers yoo xamante ni bi existul ci commune bu Ngexox ñu ni déeta waaye ñu ni te date lañ leen di wutal bu ngeen gaawul ba ñu egg date bi 100 000 francs ngay joxe pour abonnement c'est-à-dire Sen'Eau day fonto nit ñi dañ ko bàyyi ci li mu nekkee Sénégalais yi ñoo bàyyi Sen'Eau ci li mu nekkee moi je pense nag dafa laaj ñu def résistance citoyenne ndox mi ñun ñoo ko moom gouvernement bi bu ko joxee te ñun xamuñu li xew mais xam nañu contrat bi gouvernement bi joxe Sen'Eau ndox mi na ko respecté wu ko ñu taxaw weñ loxom mais Serigne Mbaye Thiam na wax ak waa Sen'Eau dëgg ab jéegu tubaab la bu ñu woon signé yëf yi c'est-à-dire mënuñoo jaaxal nit la ñuy nit askan wi consommateur yi ñu ngi bëgg a dee mais dem ba liggéeykat yi ñu ngi bëgg a dee aussi liggéeykat yi di fippu kon Sen'Eau kan la amal njëriñ ñëwoon Sénégal kan ñoom gouvernement bi la amal njëriñ amul kenn njëriñ te bépp ville bu Agifor nekkoon luy ndey ñu jël ndox mi waa Agifor ñu koy wax waa kii OFOR muy office boobu OFOR ndox mi mu téye woon ñu jël ko lépp ci ñi dëkk ville yi commencé màgg petite ville yi ñu jël seen ndox yëpp nag ko rattaché ci li ñu joxu SDE ñu jox ko waa Sen'Eau pour lan loolu laa ne askan nañ ko opposé wu ba noppi dëkk village yu ndaw des kas néew seenum ndox ñu jox ko ak waa teg mais français canadiens ñu ngi ñuy rey ci ndox mi nga xam ne am na Sénégal à gogo loolu gouvernement bi di laay rasul président Macky Sall jënd avion bi farata la ci moom de mais nu Sénégalais yi am ndox ci ñu bañ leen a exploiter di mucc seen deret farata la aussi. non Sen'Eau moom mooy kat. tout à fait ba kenn du ko wax dëgg. tout à fait d'ailleurs de bu fekkee président. moom émergé na wala mi ngi ci émergence ci avion waa Sénégal moom ñi ngi xaar seen émergence ci ndox mi quoi ndox mi moom vraiment casse-tête la fi quoi. laata ñu jàll ci leneen dañuy dem ci découpage bu commune bu Jaxaay ax na ñu leen yóbboo sa Sangalkam mu mel ni kon askan waaye yeewoo sa foofee nga xam ne moo di Daaru Cubb nee nañu mukk du sa daal bëgguñu nañu leen rek maanaam jëlee fa ñu nekkoon ñoo la sabab nag ñoom yëkkati seen kàddu di joxoñ baaraam ministre Omar Gueye boobu ba premier adjoint au maire bu Jaxaay ñu teewlu ko. indi wuñu woon fii woote wii wala non mais waxtaan ak nit ñi rek ñu xool lan mooy seen avantage ak liy inconvénient wu découpage mais liñ jàpp daal ñooy ci commune nga xool bopp commune yi ñi koy jiite nga jël maire ba jël dëkk bi mu dëkk dagg ko yóbbu ko feneen jël adjoint am dëkk bu mu dëkk nga dagg ko yóbbu feneen nga boole sax jël président délégué de quartier yi nga dagg dëkkam yóbbu ko feneen kooku yaa ngi ci combat politique président Macky Sall nag ñu ngi koy lancé appel fii ñu taxaw nii Médina Thioub élection 2012 dafay gagné premier tour yaakaaruma département Rufisque fii mu am dëkk bu mu gagné premier tour
donc nag population bi dañu maase ak ñi nga xamante ne ñoo ko fi nekkaloon ne bis bu liy jàllee ñoom dañu xoolal seen taxawaay. ay ca ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba jip Pape Mante mu daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. borom jam City ak Dougar. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax. ayca ñu koy door football 17e journée Ligue 1 AS Pikine dafa lajji TFC moom jiituwaat na sa bopp ba. waaw AS Pikine nag ni kii démb foofu ca Denis Biram Ndaw Génération Foot nag moo ko daan ñeenti bal ci benn ba tax nag AS Pikine waxtu bi doon nag ñàkk première place bi waaye teewul mu nekk si ñaareelu place bi ak fanweeri poñ ak benn kon mu rawee benn poñ rek Génération Foot bi nga xam ne moom moo ko daan victoire bi nag relancé na bu baax a baax ñii di waa Génération Foot ci nag course au titre bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci këleen tàggat di Jibi Fall mal gis na ni nag xeex lu jëm ci wàllum championnat bi teel na fu mu toll ni ñu teewlu ay kàddoom. yàlla def na ñoom réussite ci benn match yi dugal ci 4 buts donc dañ ci féliciter tout le monde ci match bi ñu def ba réussir ko mais loolu lépp li ko waral mooy jëm nañu ut benn stratégie bu ñu teg mooy xam adversaire bi lan la mëne ak mënewul amoon nañu adversaire bi ci attaque rapide yi daf ci dangereuse mais aussi ci balle arrêté yi donc loolu il fallait que ñu liggéey ko ba pare xamoon nañu aussi ñun am nañu ay joueurs adversaire bi sooxee na foofu bu ñu nangoo daw dem ci kanam ñu passe leen ci profondeur bi ñuy centré mën nañ fa am ay situation de but te loolu wane na ko ci match bi donc dañ ciy jaajëfal suñuy xale mais aussi il félicite encouragé adversaire bi tey jii gagné nañu 4 buts xëy na c'est la première fois bi saison bi ubbee ba léegi donc loolu day waral rek ni xëy na li ñu liggéey semaine bi am na njëriñ mais nag tey c'est pas que gagné nañu match gagné Pikine rek ñu bëgg ñoo wax titre déedéet ñun suñu xel nekkul ci titre. ñu doon teewlu noonu Djibi Fall muy tàggat équipe bi di Génération Foot ko ñu jàpp ne Génération Foot waxtu wi nag moo nekk ñetteelu place bi ak fanweeri poñ yeneen nag résultat jëm ci fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi ni kii démb kon Dakar Sacré-Cœur ak Jàmbaar dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn but Gorée ak ñii di waa CNEPS Excellence bu Thiès même score la 1 but partout Ñambour moom dafa daan nag ñaari tali bi nga xam ne waxtu wi moo nekk ci lanterne rouge championnat bi juróomi bal ci ñeent stade bu Mbour ñàkk ci kanamu Casa Sport benn bal ci dara kon nag Teungueth FC moom na fanweeri poñ ak ñett moom nag gannaaw ba mu daane ci samedi bi équipe bi di Mbour Petite Côte juróomi bal ci dara moo nekk nag waxtu wi ci bopp championnat bi ci journée bi nag ñu nemmeeku ne dugal nañ ci lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti but. sunu gaynde yi war a amal ñaari jongante xaritoo looloo sabab nag tey jii Aliou Cissé war a jàkkaarloo taskatu xibaar yi si wàllu liste bi. waaw ci kanam tuuti la doon 10h30 foofu ci salle bu yees bu conférence stade Lat Dior bu Thiès ci la nag Aliou Cissé fas yéene jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir nag fësal liste bu mu nag fas yéene publier ngir Sénégal ak Zambie ñu fas yéene ko amal ni ki juróomi fan ci weerum juin bu ñu ci jógee nag ñetti fan rek le 8 juin ci la nag Sénégal fas yéene laale ak Cap Vert di fàttali nag ni ñaari jonganteeg xaritoo yi dox ci diggante Sénégal ak Zambie ni ki noonu Sénégal ak ñii di waa Cap Vert dafa nag remplacer ñaari match yi nga xam ne moo waroon nag nekk ndorteelu élimination coupe du monde 2022 di fàttali nag Sénégal nag ci boobu éliminatoire nag moom mu ngi ci groupe H bi ànd ci ak Congo ni ki noonu Namibie ak équipe bii di Togo. footballu tefes gi ci réew Afrique yi seen jongante bi tey jii lan mooy programme bi. waaw tey jii nag nga xam ne boobu la compétition ñoo ngi ko amal foofu ci Saly ñetteelu bëccëg bi nag ci groupe B bi ñetti waxtu ci ngoon Seychelles mooy laale ak ñi di waa Égypte 16h15 nag ci diggante Mozambique ak équipe bi di Maroc la doon di fàttali nag ni Sénégal ci dimanche gi moom ci la nag dugg ci boobu la compétition ci la nag amee ndam bu yaa sax ci kaw Ouganda juróomi ball ci benn kon ñu jàpp ne Sénégal kon nit ki ëllëg nag la fas yéene amal ñaareelu génnam ci boobu la poule muy poule A bi ci digganteem ak Tanzanie la loolu bu 16h15 jotee lay doon victoire Sénégal bi la kon moo tax nag waxtu wi Sénégal nekk ci bopp groupe A bi nga xam ne moom moo ci nekk niki noonu Tanzanie ak équipe bii di ñii di waa Ouganda kon Mambay li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje kon 12h la ci kàllaama nasaraan ak Simon Pierre Faye. 13h. El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. le député du peuple. ah macha allah. jaajëf El Hadji. yooyu alors que.